asalaamaaleykum suñu mbokk internet yu Star Pro TV amaat nañu mbégte di dalal seen émission njëriñu askan bi di ci ànd ak Mamadou Lamine Ndiaye bi nga xam ni wàll xam-xam dafa màcc ci wàllu électricien bâtiment ak solaire. seen premier numéro nag waxtaanoon nañu ci njëriñu piquet de terre waxoon na leen njëriñu piquet de terre njëriñ bu am ci installation ak li nga xam ni su ko amul rek jafe-jafe yi nga xam ni moom la war a indi ci kër gi. tey nag Lamine Ndiaye dañuy war a waxtaanee ak ñun ci wàllu modulaire nag benn système d'installation la bu nekk ci kër gi ku ne xam na ni installation dafa révolu avec la nouvelle technologie. am na benn sorte d'installation boo xam ni am na ci kër boo xam ni c'est plus sécurisant c'est plus adapté à la vie humaine d'aujourd'hui. Lamine Ndiaye ñi ngi lay bàyyi nga nuyoog suñu mbokku internet yi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan bala ñu dugg ci waxtaan bi. salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi yéen a ngi suñu chaîne YouTube bi ñu naan Star Pro tey ñëw fii fas yéene waxtaan ak yéen ci modulaire ak lan mooy njëriñu modulaire. pour bu ñu bëggee waxtaan ci njëriñu modulaire dañuy xam d'abord lan mooy modulaire. modulaire daa nekk loo xamante ne ni dina mun a permettre comme ça tey boo taalee sa lampe néeg tëj néeg bi dem dina permettre duñ mun a couper courant bi yëpp naan dañuy fay sa lampe néeg mais dañuy ñëw ci modulaire bi wàccee ko tout simplement. loolu moo nekk loo xam nouvelle technologie boo xamante ne moo gën a moderne dañuy ñëwaat ci modulaire bi ak boîte de dérivation bu njëkk ba boîte de dérivation la woon boo taalee sa lampe néeg dem. au lieu que ñuy ñëw di couper modulaire temps yow modulaire amul temps yow disjoncteur moom dañuy ñëw wàccee disjoncteur bi yëpp maanaam courant bi kenn dootul amati wala ñu bàyyi sa lampe néeg bi di tàkk noonu courant bi di yàqu. léegi modulaire bu ñu ko àndee permettre na boo ñëwee génnee taal sa lampe néeg bi bàyyi ko noonu modulaire bi dina ñëw dina ni ñu permettre bu ñëwee duñ dajji sa néeg wala di def wàccee disjoncteur bi dina permettre bu ñëwee dañuy wàccee modulaire bi rek tout simplement. pour mën a couper sa néeg modulaire daa nekk loo xamante ne ni ci installation yu mujj nii da see am njëriñ parce que moom mooy ànd ak coffret moom modulaire dina permettre am suñ lampe yi ñu xam ñaata watt lañ lay jël dina permettre am ñu fay dugal courant boo xam du lakk suñuy lampe. waaw jërëjëf Lamine Ndiaye yaakaar naa da ngaa xaw sàq bi sama lanc ndax loolu laa la bëggoon a laaj waaye kon wax nga nu njëriñu modulaire. mais dañu gis ni ci kër yi léeg-léeg dangay gis ay boîte yoo xam ne day bari ci kër gi day bari ci kër gi léeg-léeg sax ñu ubbi ko am fu ñu ko coupé am leen lu xaw a manqué ci kii ci courant ñu mën a xam njëriñu boîte yooyu loolu mooy modulaire wala naka la demee noonu ci installation yi. waaw dëgg la parce que léegi boîte dérivation yi dañ koy gis ci installation coffret te installation coffret warul am benn boîte de dérivation. installation coffret installation boppam la boo xamante ne ni fu mu nekk boîte de dérivation warut fa nekk parce que installation coffret bu ñu nee coffret moom fu mu nekk rek kër googu noonu dina éliminer bépp boîte bu fa nekk mais léegi nag dañuy gis installation coffret yoo xamante ne nii da ngay gis coffret bi ne fee gis ay boîte ci kaw te loolu du yoon maanaam du nekkul liggéey boo xamante ne nii dal na xel liggéey bi dalul xel dañuy woowaat suñu mbokk électriciens yi parce que ku xam njëriñu modulaire ku xam njëriñu coffret. doo jël di installer ay boîte de dérivation dañ koy ñaaxaat suñu mbokk électriciens ñu bàyyiwaat seen xel bu baax ci lu ñuy liggéey parce que courant daa nekk loo xam lu am njëriñ lu danger loo xamante ne war nañ koo ñun ñu koy liggéey war nañ see bàyyi xel bu baax bañ a lor suñu bopp wala ñuy loraate. modulaire fu mu nekk j'espère que amatuñu njëriñ ñu fay def boîte de dérivation parce que bépp fil bu jógee ci prise bi wala mu jógee ci lampe bi day dem ci modulaire day dem ci coffret bi léegi tey boo bëggee jël. fil yu jógee ci prise bi naan na nga koy tas ci coffret bi jël xaaj ko na nga koy yóbbu ci boîte de loolu yàq la perte de temps la parce que liggéey boo xamante ne amut yoon amul rendement liggéey boo xamante tegoo ko ci yoon jarut nga koy defal nit parce que loolu yàq boobu noonu yaa ngi yàqal nit ki alalam boo xamante ne du gis résultat amul njëriñ loolu bu amee di problème dina am parce que coffret fu mu am nga def fa boîte de dérivation masse bi fu amee doo mun a am audience automatiquement pour dem ci coffret bi mais da ngay dem ci boîte de dérivation jéem ko tas ba xool fan la masse bi nekk loolu problème la parce que tey mun nga installer nit ki dem voyage ñu ooraat beneen électricien loolu rek yaa ngi andil problème koo xam ku fa war a ñëwaat koo xamante ne nii problème boobu pour mu résoudre problème bi ci benn minute bu ndaw dina ko résoudre ay 2 heures de temps wala 3 heures de temps loolu tamit lu jar a bàyyi xel la.
mais si suñu premier numéro dañu waxtaanoon ci wàllu piquet de terre. nga wax ci njëriñam. tey ñu ñëw ci modulaire. modulaire sax sa biir wax ne nga léeg-léeg nga dugg ci biir def ko installation tax yëngal dem sa yoon keneen ñëw jafe-jafe am ci kër gi keneen ñëw mu indil ko ay jafe-jafe donc modulaire bi est-ce que comme ni ko olof di waxee rek yaakaar naa xoddi ko bala ngay lakkale. def installation bu baax ci suuf dem ba ci modulaire nga def ko tax yëngal est-ce que amul njeexital ci courant bi nga xam ni moom lay def ci kër gi. waaw loolu yàqu xaalisu nit ki la parce que nit ki bu la joxee alalam boo ko bindalee devis nga ne ko coffret laa lay installer amoo droit nga bindal ko boîte de dérivation. boîte de dérivation daa nekk benn boîte boo xamante ne tey boo jëlee prise bi yóbbu foofu ci boîte de dérivation bi maanaam coupe-circuit bu amee maanaam doo ko mën a disjoncter kii bi marche bi fu mu am il faut que nga dem ba ci boîte de dérivation tas ko mën a xam fan la marche bi féetee kon boîte de dérivation daa nekk benn liggéey bu archaïque boo xam ne ñun ak fu technologie toll war nañ mun a bàyyi installer boîte de dérivation tey installer coffret boo xamante ne moo fi ñëw wàcceel ni suñu coono yu ñu nekkee woon ñun électriciens yi ak ñun clients yi parce que lu amoon njëriñ la. ci biir modulaire bi yaakaar naa sa biir wax nee nga lampe bu nekk am na loo xam ne moo koy coupé fële ci boîte bi mu nekk. donc su ma ñëwoon ci néeg bi tey mu am jëye boo xam ni ñu ni courant baa ngi tàkk ci biir est-ce que su ma coupé modulaire lampe boobu rek néeg boobu éliminé wu atténuer naa danger bi wala ba léegi kër gi nekk na en danger. waaw modulaire loolu mooy njëriñam maanaam boo taalee nit ki tëj néegam lakk am fa jarut ngay wàccee disjoncteur bi xamoo ndax yeneen nit ñi ñoo ngi soxla courant pour mën a def yi nekk seen yeneen activité boo wàccee disjoncteur bi da ngay lor ñeneen ñoo xamante ne bokkuñ ci affaire bi da ngay ñëw ba ci modulaire boo xam ne mu leer na kii modulaire bii la moom modulaire bii mooy taal néeg bii wala modulaire bi moo téye prise bi nga ñëw ci ba ci modulaire boo ko wàccee atteindre nga fay nga danger bi bépp danger boobu noonu maanaam courant yeggatu fa loolu mooy njëriñu modulaire bu njëkk ba disjoncteur kese lañ doon def bu masse amee da ngay ñëw rek couper disjoncteur bi léegi nag ñu tas ko def ko ay modulaire am na 16 ampères am na 10 ampères dem na ba ci 32 ampères kon modulaire lu am njëriñ la te dina permettre tamit suñu prise yi ñu mun leen a calibrer wax ñaata lay jël ci courant lampe yi ñaata lay jël ci courant lu am njëriñ la. léeg-léeg nag dugg ci kër goo xam ne dañoo mel ni man seen njàng soriwul. am jëye bu am ci benn néeg. mais bu ñu xam ban bouton la ñu war a bës ba néeg boobu éliminé wu. est-ce que yéen électricien yi bu ngeen defee installation ba pare di leen woon waa kër gi ni leen modulaire bii mooy fay lampe bi mooy fay lampe bi parce que ñoom bu ñu ubbee mën nañoo bañ a xam ban la ñu war a bës ba néeg ba fay wala lampe nekk ci néeg bi fay yéen loolu naka ngeen koy jàngatee. bon ñun nag yaay électricien bâtiment et solaire dañuy yëngu ci wàllum bâtiment dañuy yëngu ci wàllum solaire ñun bu ñu lay installer coffret ba mu baax ba mu pare ba coffret gi yëpp pare dañ lay defal ci kaw ci coffret bi ci kaw modulaire yi dañ lay bindal lampe bindal la ci suuf prise maanaam bépp masse bu am maanaam bu fekkee ci lampe yi di nga xam ne lampe yi laa war a couper bu fekkee ci prise yi boo ñëwee automatiquement boo ñëwee tijji mo coffret bi di nga xam ne prise bi laa war a couper loolu tamit ñun électriciens yi ñoo ko war a di defal client yi di jàppale client yi boo installé nit ki chaque mois wax nga ko fa defal entretien ñëw defal ko entretien xoolal ko donte ñun nag Sénégal dañoo am benn problème boo xamante ne nii suñ matériel bu lakkul wala suñ prise panne wala suñ lampe panne duñ def entretien liggéey boo ko liggéey boo toogee benn 2 ans amul benn problème war nga mun a owaat électricien bi mu defal la entretien loolu tamit da ciy baax loolu day dimbale courant bi nu muy yàqoo parce que courant chaque jour mun na am ay perte loolu tamit dina permettre électricien bu ñëwee buy def ay entretien am perte yi dina ko régler waale c'est très intéressant mais loolu amul lu lëkkaleeg li ñu waxtaanee woon ci suñu émission bi passé muy piquet de terre bi ak modulaire bi. waaw piquet de terre fu ñu lëkkaloowee ci biir installation bi. waaw piquet de terre moom maanaam loolu yëpp coffret moo leen tënk modulaire day nekk ci biir coffret te fil terre tant que ñoo ngi installé coffret day am fil terre coffret dañ koy installé 3 fils maanaam phase neutre terre boobu la ñuy jël di ko tas ci lampe yi di ko tas ci prise bi bu ñu paree moom mooy dajaloowaat dem ci biti ñu installé fa piquet de terre bi loolu noonu dina permettre tamit masse yu am perte yi comme nu ma la ko waxalee émission bee passé perte yi am masse yu am dina permettre loolu dina permettre suñ perte yi dina ko mën a téye ba perte du am dina permettre perte yu am suñ courant yi piquet de terre bi dina téye perte yooyu noonu ba duñu am problème ci suñu wàllum installation.
jërëjëf Lamine Ndiaye ñi ngi may def signe léegi ci régie bi di ma wax ni temps bi xoj nañu ma fàttali leen ba léegi yéen a ngi àndoon ak Mamadou Lamine Ndiaye ci xam-xamam màcc jëm ci wàllu électricien bâtiment ak solaire tey mu doon waxal ci njëriñu modulaire Lamine Ndiaye yaakaar naa waxtaan bi neex na waaye nag comme que dañoo mayoon temps bi xoj nañu buñ bàyyi rek mu nga tàggatoo ak suñu mbokku internet yi nga xam ñooy seetaan Star Pro ba beneen yooyu ñu ñëwaat ci beneen domaine. waaw ñun lu ñuy tàggatooyee mooy dañuy ñaaxaat suñu mbokk électriciens yi di leen dellu leen ñaaxaat bu baax parce que installation bâtiment daa nekk loo xamante ne nii lu ñu war a respecter la parce que suñu njaboot wala suñuy famille dañ leen war a dugal foofu fu am sécurité en électricité c'est très intéressant moo tax dañuy lancer waat benn appel naan électriciens yi nañ veiller ci lu ñuy def jox cër lu ñuy def wala ñu jàngi lu ñuy def pour xam ko bu baax parce que jàng du wees jàng installation bâtiment maanaam doone jàng naa benn niveau damaa plafonné cadre électricien amul plafonné chaque jour boo xëyee matériel yi dañuy ñëw bu bees boo fa bëggee nekk naa da ngay plafonné benn xale bu ndaw moo la fay romb liggéey loo xam mosoo ko liggéey nga naan kii day def nii wala nii fekk moom daa jàngiwaat rek chaque jour nañ dem di jàngi di gëstuwaat parce que gëstu du wees loolu lay lancé waat suñu mbokk électriciens yi di leen wax naan képp ku ñëw si njaay électricien bâtiment et solaire boo ñu contacter nañ la liggéeyal ba sa xol sedd maam te doo ci am benn regret. waaw suñu numéro téléphone nag moom 78 la 346 18 32. waaw jërëjëf mu nekkoon Lamine Ndiaye xam-xamam màcc ci wàllu installation bâtiment ak solaire dañuy wax ci njëriñu modulaire li fi wax nag dégg nañu ko ñun ñi nga xam ni ñoo jëfandikoo wàllu courant ci kër yi li fi wax suñu njëriñ la li fi wax ñoo ko moom ndax ñoom ay électricien lañ mënuñu lu dul ñëw liggéeyal la nit ki nag soo bëggee liggéey bu baax am sécurité yaa ak sa njaboot yaakaar naa da nga seet su ku mel ni ñoom Lamine Ndiaye ñu defal la débit bu cher nga am sécurité moo gën nga dem ci ku mel ni man mu defal la débit bu yomb ay at ci kanam sa doom gaañu ci wala sa kër lakk ci yaakaar naa loolu dara jaru ko loolu la leen indiloon fii tey seen émission njëriñu askan bi di la jox dig daje rek beneen yoon ak beneen facette ñu ànd ceeg Lamine Ndiaye électricien bâtiment et solaire jërë ngeen jëf.